asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki auditeurs yi rajo Dunia 93.7 ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ni ñu koy defee dimanche bu jot ci seen émission Agora 14h jàpp 15h ñu dalal kenn ci ñi nga xam ni ñoo yëngatu ci dëkk bi ci wàllu collectivité locale wala ñi nga xam ni ci société civile la ñu bokk wala sax ay woy politique waaye tey ñu ngi dalal ki nga xam ne mooy doyen Adama Niane ñu gën koo xam mu nekk ci technicien en phytopharmaceutique nekk itam conseiller agricole premier vice-président UNACOIS Jàppo nekk itam président national bu fédération des vendeurs et distributeurs de pesticides ci Sénégal waaye itam moom doyen Adama Niane nekk membre li nga xam ne mooy commission de la législation phytosanitaire bu Afrique loolu nag doyen doon loo xam ni dañ la ci sargal ndax doon na lu am solo doyen Adama Niane asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu Cheikh Ibrahim di la nuyu di kontaan ci ndaje mi tey nuyu sa directrice muy Adja Sini Sey ak membre rajo Dunia yëpp di rafetlu aussi jotaay bi tey jii rafet nañ ko lool. jërëjëf te niñ koy defee rek émission bi ci la ñuy tàmbalee muy ay question d'actualité mooy ñàkkum kaaraange gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci Sénégal jigéen ñuy song di leen faat ñoo xam ni dañuy doy na war daal. waaw Cheikh Ibrahima loolu boo ko gisee mu am rek mooy jamono dafa dem ba dañoo perdre suñuy repère nit nag bu demee ba perdre repère am dootul xool lu jaadu ndax ñi nga gis ñuy agressé dékkatuñu doomu aadama jaayil lañu bàyyi ma lañu loolu la koy indi nag ñàkk gu métti dina ko indi ñàkk ku désespéré dina ko indi te loolu su xisee ba am nag te ñun boo xoolee suñu force de l'ordre yi sur 15 millions de Sénégalais force de l'ordre yi matuñu 1 million kon c'est insuffisant par rapport ak ñi nga xam ñu ngi def agression lenn rek moo ci mën a nekk loo xam ne war nañ cee mën a sant yàlla mooy ñu fexe ba population bi aussi nekk service d'ordre bañ a bàyyi mbir mi ci loxo yi police gendarmerie ak corps de contrôle yi. maanaam ku nekk taxaw pour taxawaay bu ni mel. waaw kenn ku nekk taxawaay bu ni mel su loolu amee daal ñàkkul dinañu mën a tax ni sécurité bi mais sécurité mu amul fi mu toll ndax ñi ko war a taxaw tey jii doon ko saytu dañoo néew lool par rapport ak agresseurs yi. mais loolu nag loxo état tam mi ngi ci dugg dégg naa ni sax ñu ngi recruter. waaw xam nga état aussi ni muy recruter day yéex te am réew da ngay jàngat ni muy évoluer ngay réagir ni muy évoluer waaye doo bàyyi ba catastrophe am wala ba problème taxaw nga bëgg gëstu na koy def saa yu ñaare boo ko defee rek di nga recruter koo wërti woon a recruter ndax dem na ba booy recruter policier war nga seet koo xam aussi jub na mais boo recruter koo xam aussi il est malsain mais boo ko yóbbu ci force de l'ordre amul benn sens. mel na ni problème planification ngay jublu. waaw mooy da nga koy planifier di former des éléments yoo xam ne dañuy nekk ay futurs policiers ëllëg nga xam da nga leen di former dans l'armée ba nga xam bu ñu ñëwee ba nekk dem police rek dañuy nekk des éléments aptes dans tous les domaines parce que boo déggee fi mu toll nii torture yi ñuy wax yooyu yëpp mooy parce que nit ki amul sang-froid pour mën a waxtaan ak nit ki ba mujj nag day dem ba mer excité parce que seen service dafa metti nga nekk presque 24 heures nga nekk ko ci liggéey pour nga mer stressé wu day yomb mu mun nga réagir sax doo ko tey kon donc ñooñu dañ leen a war a former. ginnaaw boobu question d'actualité doyen beneen bi di ay di njàmbat mooy ubbi tëg l'école bi ci mois d'octobre bi école yi ubbi na xale yi dellu waaye déglu nañu koo xam ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu d'ailleurs moom la ñu dénk wàllu njàng mi ci ville muy IEF muy ñaxtu ñàkkuk table banc maanaam table banc yu doyul ay élèves yoo xam ni kayitu juddu amuñu ko yooyu ay gàllankoor la te suñu doom ñooy dem ci l'école. waaw loolu aussi nemmeeku nañ ko fii ci Sénégal dama la wax ni la toujours rek aussi politique bi ak façon bi gouvernement di doxee aussi dafay doon loo xam léegi day gàllankoor yenn services yi ndax école bu tëjee ñetti weer yow école bi mu tëjee école bi moo tëj ña fay jàngale ak élèves yi mais état warul a tëj dafa war a préparer déwén balaa ouverture ñëw mu teg li mu war a teg yëpp. waaye xaar ba école bi ni des na une semaine nga bëgg ni léegi nañ préparer école bi nañ ko defar mais école boo xam ne bu élève bay jàngi ñax maa nga ci biir ndox maa nga ci biir kii pédagogie yi ñu ci war a def dara nekku ko nga taxaw ni dañuy ubbi tey jàng tey mais fit na ngay indi mais du nekk solution kon donc li gën a rafet mooy état nay bàyyi xel ci mbir mu ñëw mu taxaw ci bien avant que heure bay jot waaye xaar bu mu ni kët ni jël nga bëgg a faj moom toujours rek erreur lay indi li IEF wax dëgg na wax na dëgg personnel bu doyul élèves yaa ngi chômé yoo xam ne am nañu bac wala am nañu niveau jàngale mais nañ leen recruter te moytu nag tuuti nag folklore bi Sénégal dafa xaw a bari folklore suñ ko wàññiru aussi yu bari dina kii ndax am na koo xam ne daraa nga fay dem taxajoon na fenn te yooyu nag moo indi nag perturbation yi am yëpp priorité yi des fois dañ koy bàyyi di def loo xam ne amul benn sens donc kon loolu état moo ko war a moytu
te bañ a topp na nit ki ci lu ko neex mais seet li nga xam ne mooy jëriñ askan nga nekk ca parce que léeg-léeg ñuy def ay intervention yoo xam ne intervention politicienne la te ko amul benn sens kon nañuy jël li nga xam ne moom la askan wi moom te di ko laaj mu yelloog ñoom ñu jox leen ko. ñun daal li ñu soxla mooy ñoo xam ne dañuy taxaw ci soxla askan wi farata yi. voilà kooku la ñu soxla mooy nit koo xam ne xam na ne école bi lii mooy góom bi mu faj ko te bu koy faj na ko faj ci dëgg bu mu nangul enseignant yi lu tegul ci yoon lu mu mënul waaye lu mu la wax na ko def parce que nag jàngale yombul tam réew na boo bëggee mu am cëslaay lu wér dañuy ñetti keno yi ëpp solo mooy jàng soo jàngee faju soo fajoo liggéey mais loolu nag su fekkee ne wéroo jàngoo liggéeyoo fitna day taxaw. fitna day taxaw liggéeyoo boobu mooy dugal suñu ñetteelu question d'actualité muy Transrail ak PTB ñoom itam seen liggéey googu moo leen jaaxal ndax ñi ngi ciy jafe-jafe yàgg nañoo yuuxu ñu wax leen ni TER moo fi nekk waaye ñoom mel na ni fi mu toll nii seen xel dalatul rax ci dolli Touba ji jege si ñoom itam li leen gën a jaaxal mooy ministère dafa jël at ndogal daal di ne Touba Dakar moom ci train ren du am. loolu nag jaaxal na leen te gën naa tax ñu janoo ak way taskatu xabaar yi ñoom ci seen biir. gis nga loolu mën naa ni guléet mu ngi soog a am ñun bañu maa ngi ci juróom benn fois yi manqué tuuti te ren laay soog a dégg ni saxaaru dem Touba dafa am nag loo xam ni état bu koy def da ko war a diagnostiquer seet ko gis nga TER bi atteindre na quelques Sénégalais mais atteindre population bi ko soxla te investissement booy investir boo xool tierces personnes yi muy atteindre da ngay xool au fin fond du Sénégal lii bu ma ko defee ndax dina àgg foofu mais normalement la ngay jël di ko def ci TER defaroon suñu raay yi ba fu mu daan dem mu dem foofu fu mu eggul mu egg fa moo ëppoon solo foofu TER bi ñëw te ñii liñ wax lu wér la ngay dem di jëli ji leneen te ay nit ñu compétent nekk bi régie des chemins de fer nekk bi doon defar seen bopp lépp saxaar gi bu paane ñoo koy defar raay yi bu amee problème ñoo koy defar mais leneen loo mën a créer Sénégal boole leen ca mais soo leen ci boolewul aussi ba pare bëgg leen nii li tax ndax magum jëmu liggéeyul nga di ko fay par même bu ko di lekk du ko lekk xamul lu muy lekk parce que tegul fenn nit ki day liggéey pour mën a lekk mu rees mais fi mu toll lañ leen jox ñoom bëgguñu ko la ñu bëgg mooy nekk seen liggéey état ñoo war a toog am travail de coordination damay dégg ministre bi moo bloqué lii ministre bi moo bloqué lii état du fonctionner noonu premier ministre bu joxe ordre ñëpp ko war a suivre à la lettre mais da nga gis kii di bloqué fii parce que lan la dañoo jël ay nit ñoo xam ne ay politiciens rek lañu bëgguñu lu avancé loolu nag bu tànk mu ngi dox ci Sénégal mu ne dañuy sonn rek. da ngaa jàpp ni TER bi am na solo parce que ñoom ñi ngi wax ni c'est pour moderniser c'est pour wala du farata. du farata parce que dëkk Fongolimbi mi que dëkk Matam que dëkk Kolda waxuma la TER bi mais autoroute à péage bi enragé amul ko njëriñ amul oto li muy ñëw Dakar une fois la par an. kooku boo ko wutalee autoroute à péage ban njëriñ la koy am te li ëpp Sénégalais xamuñ soxlawuñu autoroute à péage bi bay soxla TER bi ñi dëkk Dakar jëm Bargny ak ñi dëkk Thiès jëm Dakar rek ñoo ko soxla mais amul keneen ko soxla Sénégal loolu nag tierces personnes yooyu pourquoi ñu jox benn main d'œuvre boo xam ne ëpp na 600 milliards kooku c'est pas normal nit ki da ngay def lu priorité booy def da nga koy jàngat ñu jàngatal leen. fi mu toll nii moom jàpp nañu ni train moom dee na. man de li ma jàpp mooy dee na parce que gisuma benn politique boo xam ni taxaw na pour parce que ñun ñi au niveau de l'INACOI demoon naan ba dégg ni Ergodogan d'accord na ni moom fi ñu toll mën na financer au moins 600 milliards jox ko UNACOIS relative train yi mais bañ ko proposer état man déggatuma ci dara xaw ma fu mu mujj. maanaam yéen amoon ngeen financement pour relancer les chemins de fer. les chemins de fer amoon nañ ko parce que Turquie mais on a de bonnes relations avec les Turcs bari na yu ñu def yu ñu bari ci au niveau de l'INACOI Turquie dañ ci dugal seen loxo. Turquie Airlines dañ ci am ay exonération yu bari suñuy membre ci la ñuy voyager ak yeneen donc ñun am nañu capacité yu bari yoo xam ne buñ ci waxtaan ak état mais état da ngay waxtaan ak ñoom ñu mel ne. mais loolu doy na waar doyen Adama. waaw doy na waar yéeme na parce que da ngay am na état boo xam ne egguñ ci buñ ci eggee moo wax la ma gën laa leeral ni la am na loo xam ne commerçant yi tooguñu di nelaw mais bu ñuy defee seen programme ba joxe ko état moo ko dul finaliser. alors. commerçant yi ci la ñuy dugg d'ailleurs mooy ñeenteelu point d'actualité bi mooy UNACOIS ak Auchan dégage commencé woon ngeen ko fii loolu nee ngeen yëglu la ndax da ngeen a jàpp ni waa UNACOIS nguurug Sénégal tànk yi mu jubee ci dugal grande surface yi day rey économie sénégalaise day rey doomu Sénégal yi nga xam ne ñooy yëngatu di liggéey ba ngeen bëgg a def li nga xam ni moom mooy marché mais
est-ce que Auchan aussi ni muy présenté liggéeyam ni muy toogee cet geeg cel geeg yomb te gi gars yi di wax waaye loolu nan ngeen ko jàngat. xam nga loolu ñun liñ ci jàngat mooy ñaari affaire moo am économie Sénégal yàlla dafa dogal mu ngi cëslaayoo ci commerçant yi agriculteurs yi pêcheurs yi ak éleveurs yi mais nag en plus forte raison UNACOIS ñëw nag fédéré loolu lépp jëri ko muy union nationale des commerçants et agriculteurs du Sénégal loolu nag bu amee dama yaakaar ni état bu mënee dem ba jël benn grande espace di ko indi Sénégal war naa mën a diisoo ak UNACOIS laaj ko ci xalaatam loolu amul. beneen bi ci des Auchan bi bu ñëwee Sénégal privilège bi ñu jox Auchan joxuñu ko woon comptoir Bara Mboup joxuñu ko woon Sampri Ba. ñooñu ay sénégalais ay sénégalais lañu am ay espace yu mag te joxuñu leen privilège boobu. en deuxième lieu nga jël Auchan nga xool fu mel ni esplanade fii ci wetu stade Maniang Soumaré espace boobu amul benn sénégalais boo xam mën na koo laaj ñu jox la ko ci Sénégal Auchan ñëw ñu jox ko fii ci passage Ndame boo ko doon laaj nañ ci yu mel noonu ndax fii ci boori kër marché central am naa fi espace boo xam bi ma koy laaj sonn naa ci fii ci marché central mooy kii bi comment dire centre commercial bi ñun ñii def nañ ci démarche ba sonn kenn faale wuñu bu ko Auchan laajoon ñu jox ko tey nga jël stade Caroline Faye muy aire de jeu boo xam xale yi ñoo ko war a jëriñoo nga dagg ko ci digg ba jox ko Auchan amul benn sénégalais bu am capacité pour ñu defal ay exonération ko deuxièmement bi nga jël Auchan en personne Auchan nga ñëw Sénégal ñu di la crédit da ngay jënd crédit tu vends en liquidité bu la ko defee sax nga avancé exonération am na exonération sur tous les taxes corps de contrôle amul kenn koy contrôle du service d'hygiène du contrôle économique Auchan fi mu toll jaayut produit fini li muy indi solde la bu demee Europe ci centrale am yu mag yi su demee ba nga xam ne léegi machine bi des na mu ngi bëgg a kii périmé en 3 mois mu indi ko Sénégal retiqué waat ko dugal ko ci sur le marché kooku solde lay jaay ku ne mën na ko kon donc am na yoo xam ne ak yeneen fi mu toll nii Auchan boo demee fële li gën a garaaw mooy jël nañu ay genre comme ay yàpp yoo xam ni yàpp mbaam la wala beneen yàpp la ñu def ci ay logo yoo xam ni yow doo xam ndax mbaam la doo xam ndax ginaar la am na ay boissons yoo xam fi mu toll ñu ngi ko def ay logo yoo xam ni doo xam ndax sàngara la ba pare jël kaamil alxuraan di ko jaayee fu ñuy jaayee sàngara kenn mësu ko gis kenn mësu ko gis pourtant loolu Sénégalais bu ko defoon fii ñu awtee da nga bëgg a wax ni kon amul contrôle. amul contrôle Auchan amul contrôle deuxièmement bi ñun bu ñu nee Auchan dégage d'accord xam naa peut-être ku ko dégg dina la xaw a jaaxal mais grande espace yi mais nañ ko organiser. mais loolu ministre bi wax na ni jël na décret pour wala bokk ñu ngi projet de décret pour waxtaane organisation bi. mais xam nga loolu ministre bi moo tax ma ne toujours bala ñoo def yenn yi dañ ci war a waxtaan ak ñi nga xam ñooy acteurs yi gis nga kër jàmbur su fekkee day senn da nga koy laaj fan mooy senn mais boo ñëwee di taay da ngay tay ba xool rek waaye doo mos a jot turu bi toujours loolu mooy dal état Sénégal. man ma foog ni ministre bi yor commerce yéen a war a nekk ses premiers collaborateurs ses premiers conseils comment nan la ñu mën a defee lii tey yéegu leen ko. loolu mooy wax ji parce que Alioune Sarr waxuma laa Alioune Sarr mais Macky Sall ba mu soxlaa Sénégal daa ñëw toog ak ñun Macky Sall ba mu xamee ni tey jii li Abdoulaye Wade di yokk mënu koo wàcce te sama commerce dafa wax ak président national mu def tournée nationale ñu def calcul yëpp mu ñu ni ko boo mënee lii dinañ la mën a wàññi lépp denrée yëpp ñu wàññi ko boobu ba léegi dégg ko benn denrée bu yokku ina ko defal Macky Sall mënu ko ba mu ñu soxlaa dafa wax ak ñun am na yoo xam ne boo ko bëggee def da ngay waxtaan. kon lu xew. pourtant amuñu benn problème léthargie politique rek moo leen ko yóbbee dañuy dem ba fakk yenn yi wala ñu dem ba dugg ci ay marché yoo xam ne dañuy fàtte waxtaan ak population loolu leen dal te loolu baaxul état dafay teey dal am benn ligne de conduite boo xam ne toujours lu ñëw da nga koy étudier bala ngaa joxe sa accord. mais loolu du am mais ku la dégg doyen ñoom liggéey lu ñu askan wi kon comme jàpp ngeen ni waxtaan wi ñu waroon waxtaan ak askan wi defuñu ko. defuñu ko di waxtaan ñu ak askan wi parce que mënoo indi espace bu mel noonu muy Auchan di liggéey ci wàllu commerce te waxtaan ak commerçant yi nan la fiy ñëwee bu fi ñëwee yan condition lay liggéey ak bu ñëwee ci fan lay yem mais nga xam ni koo xam ni chaîne de valeur bi yëpp da nga koy jël bëgg a yow nga commencé ko ca baykat ba fa la commencé dafa bëgg di bay di indi di jaay te bu fi defee 10 ans dina am ay tool te mu ngi projeté wut ay tool mu ngi projeté wut ay élevage muy nag ak xar ak bëy ba nga xam dootu ko jënd ci ñun kenn
mu ngi projeté def ay kiosque ci koñ yi kiosque yooyu yëpp bu ko tegee day daal di jël zone stratégie yi am ci Sénégal yëpp moom lañ koy jox parce que zone yi tey Auchan installé wu amul commerçant yu mag yëpp bëggoon nañ ko installé wu fii nga xam ni moom lañ ko jox ci côté stade Maniang Soumaré commerçant yi soxla woon nañ ko fii ñu leen jox ci passage à niveau bi commerçant yi soxla woon nañ ko fañ leen jox Mbour suñ ko joxoon commerçant yi jël ko mais joxuñu leen ko dem jox ko Auchan dañoo privilégié Auchan au détriment de la population des citoyens sénégalais. question d'actualité boobu boo ko laajee ko xam ni ci loolu lay yëngatu nii rek la mën a demee yaatu na lool xam naa ne dinañu amaat yeneen jotaay pour dellu si ci wàllu Auchan dégage bi ak UNACOIS ak njënd mi ak njaay mi waaye dañuy fàttali ni sunu ganu kër tey mooy doyen Adama Niane ngay technicien en phytopharmaceutique nekk conseil agricole aussi bokk ci UNACOIS nekk premier vice président waaye itam nekk président bi nga xam ni moo jiite lépp lu jëm ci wàllu njënd ak njaay ci pesticide fii ci Sénégal ba léegi bokk nga itam ci ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk commission de la législation phytosanitaire bu Afrique alors ñaareelu pàccu émission bi day doon lan mooy déjà sa spécialité nan nga ñu ko mën a jàngatale mooy technicien en phytopharmaceutique. bon boo déggee technicien en phytopharmaceutique y a pharmacie vétérinaire y a pharmacie humaine y a pharmacie végétale. bon dans ce domaine là nag man ci pharmacie végétale la. yéen a yor wér-gu-yaramu gàncax. voilà léegi nag dans le domaine de pharmacie végétale loolu amaguñ ci ay docteurs yoo xam ne mën nañ koo wax mais am nañ ci ay techniciens yoo xam peut-être sont avérés yoo xam ni liñ lay wax ci dans le domaine phytopharmaceutique day am fu ñu koy teg ndax phytopharmaceutique ni ngay respecter li domaine yi ordonnance yi nekk pharmacie noonu la personne qui a l'habilité de vendre les pesticides am domaine boobu. am domaine de compétence boobu bu dul à 100% it mu am ko à 50% lu mu bon war nga ci am tuuti xam-xam pour ki nga koy jox nga mën ko protéger parce que c'est un mal nécessaire ni muy fajee ni lay gaañee kon ku ko xamul waroo koo def. xam-xam bi fu nu koy jëlee. xam-xam bi bon am na man ni ma jëlee bon man dama lekkoon ci benn société boo xam da doon defar pesticide mooy société sénégalaise d'engrais et de produits chimiques formation bi nag maa ngi koy def par correspondance au niveau de Rhône-Poulenc à Paris. dañ ma daan envoyé les index phytosanitaires jox ma ay questionnaire comme nii nga may questionné ma di ci jël ay référence bu ma paree tontu leen ñu tontuwaat ma noonu laa doon liggéey ak ñoom ba jët détenir ci yenn spécialités yi finalement société nag jël ma nekk département conditionnement phytosanitaire ma yore ko pendant 4 ans nekk ci formation nekk ci kii bi conditionnement yeeg jël les normes phytosanitaires ni ñu ko war a élaborer dans les alors wér-gu-yaramu gàncax gi ci globalement kon nu mu demee. waaw comme fi mu toll nii gàncax dafa xaw a doy waar ndax dafay am ay feebar yoo xam ni muy dalee nit lay dalee garab dafa am boo xam ne ci reen bi la nekk am na boo xam ci xob bi la nekk am na boo xam ci tóotóor bi la nekk am na boo xam day boole tóotóor bi ak doom bi yooyu yëpp ay feebar la yoo xam ni da nga koy xam la ca war a dem pour nga mën cee intervenir mais boo dee làmbatu rek da ngay sonn am na un paysan boo xam ni jël na ay produits phyto yoo xam dem na valeur 100000 def ko ci garab bi amul résultat te fekk na la ko doon faj sax matul 1500 te loolu lépp ñàkk xam moo ko indi. alors loolu doy na waar am na solo c'est important dafa mel ni nit ñi rek la ñu sóoraale ak mala yi sax yenn saa ñu négliger leen mais gàncax gi moom dafa mel ni lu bees la ci samay nopp man alors yan façon feebar ñoo mën a dal gàncax yaa ngi tudd léegi reen yeeg yooyu ak pesticide itam doy na waar pesticide day am résidu parfois ak yooyu alors yan risque ñoo gën. c'est que bu fekkee ne garab gi feebar yi dafa bari ay forme mais daanaka lépp luy dal nit rek dina dal garab. même am na garab yi feebar yoo xam sax day dal nit di dal ganaar di dal xar di dal bëy di dal garab. dañ koy wàllante comme variole bii. mooy vario si ñun. ak dinañ am furiose dinañ am nécrose dinañ am gonocoque bi am nit dina dal garab ak nag yeneen feebar yi comme la rouille strip yooyu yëpp ay feebar la yoo xam ni day am ci garab gi mais yooyu boobaa dañ lay wax ni la produit sangam moo koy faj wala nématicide nangam moo koy faj wala bokk fongicide nangam moo koy faj parce que dans le volet phytosanitaire dafa am volet yu bari dañuy dégg pesticide mais pesticide dafa large parce que boo jëlee ci wàllu engrais yi y a des engrais organiques et des engrais organophosphorés et des engrais naturels nga jël ci dans le volet déparasitant yi bari na
bu ma ko doon lim tey jii dafay bari ndax dafa bari mais naa la mën a wax ne la y avait le carbaphos boo xam tey jii c'est interdit au niveau international produit déchet anti-inflammatoire am kenn mënu rayon d'action kenn mënu ko protéger ba tax na on a su que ni li muy indi ci cancer insuffisance rénale problème de lésion visionnaire wala ay tumeur cérébrale dafa bari ba ñu ne loolu on n'a qu'à l'enlever ñu dindi ko képp ku koy utiliser yaa ngi gaañ sa bopp te xamuloo ko tey san kenn mun ci kenn mun ci épargner wu muy le transporteur le revendeur et le paysan qui utilise et le consommateur tout le monde leen di atteindre du bàyyi. ñoo ngi koy utiliser te non fi ñu toll nii ñi koy utiliser dañuy nëbbatu. am na aussi yoo xam ñu ngi koy indi naan leen moom la du moom gars yi ñoo dem wuti rek ay piraterie defar ni ko moom la mais du moom. mais est-ce que kon yooyu ñoo indi tey li nga wax fii nii feebar yi ñu nemmeeku cancer yeeg yooyu bëri na trop ah. bari na ci lu ko indi parce que moo tax au niveau du ministère de la protection des végétaux ñu créé benn pesticide au niveau du Sénégal ils ont fait tout le Sénégal malgré leur faible moyen nag mais ils ont eu le courage et l'audace d'aller dans les magasins et voir les gens xool seen niveau d'intellectualité ndax kii buñ ko formé dina mën a au am notion boo xam dina mën a jaay nit ki mën ko jox ko de bons conseils mais on a recruté ko demoon nañ ba am presque ay 1000 et quelques personnes mais ci biir sélection bi 332 rek lañ ci amagul yoo xam ni yaakaar nañ ni ñii am nañ ay niveau yu avéré yoo xam mën nañ leen a jox ñuy jaay léegi ñooñu nag ñoom lañu créé muy fédération boobu ma lay wax léegi nag fédération boobu man maay responsable au niveau national. alors ci wàllu vraiment doyen man fi ma toll nii maa ngi ne ngàmm di xool parce que li ngay wax nii am na solo trop ci wàllu gàncax gi ndekete war nañ leen a bàyyi xel waaye itam li ñuy lekk ni ñu koy produire war nañ koo bàyyi xel doyen. bu baax a baax parce que dafa am produit yoo xam ni seen durée de réménage ça varie entre une semaine ba 21 jours. maanaam. mooy stocké ji am na boo xam dina toog une semaine am na boo xam ñaar fan ak benn lay toog soog a dem kooku soo fekkee da ngaa dem ba war a witti léegi nga pompé ko ci rigidus bi day des ci li ngay dagg donc mun na topp nit ki on a eu la chance nag duñu lekk repas froid li ci ëpp mooy dañuy togg suñuy légumes mais sinon kon ci lay gën a pire. mais ci fruit yi la grave parce que am naa ci cas boo xam ne moom koo xam ni dafa jënd xaal xar ko ñu lekk ci la njabootam am jafe-jafe ba am ko ci ñàkk bakkanam buñ ko waxee sax tur bi di ngeen ko xam ndax mi ngi ci dëkk bi dem na ci ba di xeex loolu ba dugg sax ci produit moom léegi bio lay def di ci communiquer di ci wax ndax pesticide bi dafa faat doomam ngir xeex loolu nag ba tax moom dootul lekk benn produit chimique. wax na dëgg parce que man mii di la wax nii di jaay produit chimique heure boo ma indilee sa maladie yoo xam ne comme genre fruit la du ma la conseil nga jël produit phyto dama lay wax ne la jëlal lii te ñoom ci seen bopp bu émission bi jàllee dinañ xam ni lii ma wax am na ñoo xam mën nañ ko confirmer parce que du ma la privilégié nga jël ay produits chimiques di ko def ci loo xam ni dafa ne ci biir kër gi xale bi mën naa ñëw léegi nga pompé nga dem après benn xale ñëw witti lekk. moom dafa jëndi woon xaal ci marché bi rek. waaw parce que witti nañu xaal ba pare ñëw xëy na kon ba ñuy def engrais booba. temps période bi nga doon wax nii mayuñu ko. waaw parce que délai de réménage bi moo jotut ñu dagg xaal bi boo ko indee dans le marché day ànd ak produit bi ñëw toog te xaal bi kenn du ko togg noonu koy lekkee. loolu mooy danger bi te produit chimique danger bi ci gën a garaaw mooy réaction automatique bi moo tane. nga lekk ko léegi mu réagir ñu yóbbu la hôpital mais bi nga xam ni dafay dugg ndànk-ndànk parce que produit chimique bu dugg du génn il faut que nga dem service antipoison ñu dindi ko mais du deñ soo jëlee 1 mu denc 1 boo indiwaatee beneen kii mu def 2 soo indi 3 ba keroog mu egg 10 ray la mën na la topp nag pendant 15 ans di la topp te doo ci pexe doyen li ngay wax nii doy na waar. li ma lay wax li ciy nekk rek mooy nit ñi respecte normes yi bu ñu jël produit pesticide mukk di ko def au hasard buñ ko jëndee xamuñu nuñ koy defee nañu laaj ko xam suñu xamul man je suis disposé boo ñëwee fii dinaa la jox information su fekkee xam nga matière active soo ma wooy dinaa la wax ni la defal nangam mais daal au hasard parce que dégg naa ci rajo yi ak ci nit ñi am ñu ñëw fii di ma wax naan ma ndax am nga poudre teeñ boobu ñuy wax wala produit buy dem ci bopp nit wala ci yaramu xaj wala ci yaramu ginaar amul fenn boo xam bu dul produit vétérinaire bu dee da ngay faj seen demal pharmacie ñoo am këyit ba ko kii produit ba koy faj mais dans le volet phytosanitaire amul benn produit boo xam dina am contact direct ak nit wala benn animal garab rek la am nga am contact mu te doo ci gis danger waaye bu dee nit la bu dee mala la bu dee yàgg réaction bactériologique dina mos a génn soit mu nekk lu automatique wala mu nekk action lente. lii moom am na solo doyen dañu koy
utal beneen émission boo xam ne dañuy wax exclusivement ci lu jëm ci wàllu woowule parce que vraiment c'est important alors vous êtes également conseil agricole maanaam kuy am xam-xam ci wàllu mbay ren ndox mi noo ko jàngatee nawet bi. c'est que xam nga 1980 ba 2018 je pense que léegi mu def 40 ans mais 1990 ak léegi mois de juillet la daan taw bu daan tawit ça démarre du 18 juillet au 22 juillet ci lañ daan gis taw 2011 la ñu mos a am taw mois de août ak 2018 bii la ñu am mois de août taw te loolu li ko indi mooy aléa climatique yi day changer variante temps bi mooy daw man premier pluie bi mu taw mois de août bi ma nit ñi laajee xalaat dama leen si c'était moi man du ma ji parce que xam naa ni couche la boo xam war na wàcc na j'aurais souhaité ngeen xaar ba gisaat beneen taw ñi ma déggaloon ci conseil boobu deuxième taw bi la ñuy xaar bi ñu defee deuxième taw bi nag jàppale ne temps réel nawet la lay jox jërul ragal temps réel bi la lay jox parce que norme yi muy joxe nii rek c'est le temps réel jërul ragal luñ ci def yàlla mën na ci def sutura mu ñor luñ ci def mën na muy mboq mi muy dugub muy ñebe mi yëpp ci yem parce que fi mu toll ni taw bi am na mu ngi ci phase normale yi ñu nekk ni te liñ ciy tiit mooy ndox des na ci kaw asamaan te yàllaa xam ne waaye ñu ngi ñaan mu wàcce ko. kon yaakaar nga ni mois d'octobre nit ñi dañoo jàpp ni ndox mi jeex na. c'est-à-dire ñi xamul ñooy wax ni ndox mi jeex na mais asamaan si ndox mi jeexul. ah bon des na. kon béykat yi na seen xel dal. na seen xel dal parce que loolu moom des na. parce que nawet duñ ko jàppee lañ ko daan xamee ci at yi parce que day changer chaque 30 ans y a une version buy ñëw soit mu dugg une heure de temps wala mu dugg une journée wala mu dugg une semaine wala mu dugg un mois at yi nekk noonu la ñu rawante. léegi nag bu nawet bi ñëwee yow bul dépendre ci ni mu ñëwee ci yow xoolal aléa climatique yi ni muy doxee nga xam ne lii mën na continuer ma am naa yaakaar ni nawet bi ni nawet yi daan am di ko mat bii mën na ne mate mën nañoo dem ba mois de fin octobre muy taw. mais fi ñu toll nii am na béykat yu bëri yu jaaxle ñoo xam ne bayuñu jiwuñu seen gerte ñoo xam ni comme ni nga ko waxee amuñu woon conseil yi tiit nañu jiwuñu est-ce que loolu du am conséquence. non dina am conséquence du am conséquence parce que ñun bu fekkoon tey ji dañoo jël suñu bopp rek delloo suñu bopp yàlla da ngay jiite bàyyee sa bopp ak yàlla parce que man am na ku ñëw fii ne man day jëndoon naa dugub jëndoon naa yëpp man daal waaye man bàyyi naa wóolu ma ni ko parce que da ngaa calculer yaa yore nawet mën naa ko ndaw la lu yàlla yónni yow it ndaw la lu yàlla yónni doxal sa mission rek mooy jiyal te bàyyi sa bopp yàlla tey jii kooku ma leen wax ni bi ma ko waxee ndax ma ne yaay nga ma dootuma ko def te dootuma ko wax maa ngi dem ji ba mu jiyee fi mu toll bokk na ñi gën a baaxee tool ci zone boobu tey ca la bokk dugubam fucci na fi mu toll ni te neewoon na du ji kon donc doomu aadama bi moom li mu mën a def rek mooy na sabab te bàyyi boppam yàlla man loolu laa gëm waaye nawet bi di nangam di ko calculer moom calcul moom yàlla rek mën a calculer lu faussé waaye doomu aadama moom lu mu calculer yàlla mën na koo njóoy yàlla mu njóoy la ku ne dégg na ko. doyen Adama wàllu nawet buñ koy wax dinañu wax jiwu dinañu wax engrais yeeg yu ni mel nga dégg béykat yi yenn saa yi ñu am jafe-jafe nguur gi taxaw alors wàllum semence nan lañ ci war a taxawee ci Sénégal. c'est que xam nga wàllu semence aussi man foofu dinaa ci féliciter état Sénégal fi ma leen di xaw a reprocher rek mooy mise en place yi mooy yéex man li ma xam ci nawet mois de janvier war nga préparer nawet bu war a nawet bi parce que janvier février mars avril après avril mai rek da ngay commencer yaa ngi dugg nawet kon 5 mois war nga ko préparer à partir du mois de janvier rek war nga préparer nawet daan nañ ko préparer au temps ancien mais actuellement dañ ko yéex a préparer mais foofu ci wàllu semence aussi mënuñu d'accord baykat bi ñu jox la semence bi nga anticiper ko buddi ko buy tooy jaay ko wala boo ko bu ñoree au lieu nga xaar service semence yi jël li mu soxla yow nga dem jël ko di jaay dans les louma su ko defee bu ëllëgee nga taxaw ni gouvernement mënu laa jox jiw woo xam ne yow certifié woo ko sa bopp yow yaay denc jiw jox ko maison yi certifié semence ñoom ñu mën a jël semence boobu extraire ko defaraat ko mën la koo delloo mais yow su fekkee dafa ñëw nga dem yóbbu ko ci louma ñu def ko tiga-dege mais lu ñu tiga-dege dootul nekk ci semence loo def diwlin dootul nekk semence donc kon dañu war a jox service semence yi ba mu jot stockom ba pare ñu soog a dem jaayi keneen mais soo jaayee semence su gerte bi bu dul woon sëriñ ci tey on a eu la chance am nañu ay marabu yoo xam ne ñuy bay day bari te ñoom respecté nañ norme
ñooñu suñ jëlee seen jiw jox ko ci seko yi pour ñu téye ko pour extraction de semence ñooñu ñoo leen may chance mais su doon leen paysan yu ndawaan yi rek moom duñu mos a am semence te it waroo jël sa semence jaay lépp ba ñoral gerte jaay lépp toog di xaar gouvernement. kon da nga jàpp ni béykat yi am nañ ci wàllu wu rëy. bu rëy parce que dañoo war a denc seen jiw jiw da nga ko war a denc mais waroo jaay sa jiw jaay lépp buñ taxee nga ni gouvernement bi jox mais gouvernement bi du baykat bi dong la fi nekkal Sénégal doy baykat rek donc dañoo yaatu tañ ku ne war na ci def loxoom kon yow li nga xam ne war nga ko mën a denc mu jariñ la da nga koy denc mu jariñ boo ko mënta denc mais nga wut benn compte nga teg ko fa bu jotee nga jënd mais nag nga bëgg toujours baykat bi ñu di la jox day dem ba ki lay jox day. waaw mais ki koy jox lim koy jox moo ko moom aussi. moo ko moom mais boo demoon ci yenn réew yi ñoom dañoo am ay coopérative yoo xam kenn ku ne da ngay participer teg parce que ñun amuñu loolu mais kenn ku ne individuellement sëriñ si kenn joxu leen am na ñoo xam ne ñu joxe semence ba léegi jëndatuñu semence fenn jëluñu semence fenn ñooy jëñ seen semence bu bay jotee ñu jaay ñoom ñu bayaat loolu dafa war ci ñun donte ne gouvernement daf ñu war a jàppale baykat bi dafa war a jàppale sàmmkat bi dafa war a jàppale nappkat bi mais nag dañ leen ndimbal na ci fekk loxol borom ñun aussi nañ def ay gestes yoo xam kenn ko gis di nga xam ni kii jël na intention am na volonté ci lii mu nekk. alors tey bu gouvernement doon jàppale doon na laaj en tant que conseil agricole fan la war a jaar pour jàppale baykat yi loo leen di wax. xam nga baykat ñun suñu problème mooy li ñu am ci Sénégal bari na réew yoo xam ne amuñu doon na ñaaw ci ñun sax ñuy wax naa Sénégal dafa ndóol Sénégal warul ndóol parce que li ñu yàlla jagleel am nañ ko ba mu koy c'est que nag fa ñu war a financer léeg-léeg day des mooy baykat bi même boo ko dee financer da nga ko waral ay espace yoo xam ne da ngay wóor ni espace yi ni ñuy indee agro business ñuy toog Sénégal mais loolu Sénégalais yi la gën a jekkal agro business bi dañ ko jox am réew ma ko jox ay moyens mu ñëw ci Sénégal ñu jox ko 1000 hectares mu gas forage am forage tey jii boo ko indiwoon ci diggante Thiès ak Fandène nga def fi lu mat ñeenti forage espace yi nekk fii mën ko jël mais recensement rek technique nga koy def mooy bul jéem a nangu damay nangu suuf si da ngay recruter kenn ku ne li nga am ci suuf foofu soo la recruter ba xam nombre bi noonu di nga xam espace bi nga soxla ni mu toll kenn ku ne nga ne ko sa périmètre dañ koy natt jox kii délimité ko nga xam ne yaa ko moom bis bu ñu defaree périmètre ba war ci gas forage boobaa ñoom ñëpp la ñuy convoqué ñu ñëw kenn ku ne sa périmètre yaa koy garder mais lañ fay bay dañ la koy exiger suñu la ko exiger ba pare na ba ñu commencé def culture yooyu ñu xam zone bi fii may bay gerte fii may bay mboq boobaa nañu wuti ay clients ay acquéreurs mais doo xaar aussi ba bay ba ñoral ba pare toog di wuti client. mais loolu amul. da nga gis baykat boo xam day ñoral pare yenn bagage am di wër ci marché yi di dem. li ngay wax nii c'est une politique en perspective qui doit gérer tout ça. voilà loolu dañ ko war a gérer mooy dafa war a am chaîne de valeur boo xam ne le producteur dafa war a am un acquéreur un commerçant boo xam ne da koy jaay jox ko consommateur bi mais le producteur bu yenoo ñëw ci marché bi fekk fi consommateur bi te commerçant bi te commerçant waroon na mën a dem ca moom jëli ko soit en coopérative wala ñu may leen ñuy dem ci coopérative yi ci village yi paysan les coopératives paysannes di fa jëndee boobaa ci lay gën a rafetee parce que loo ci gis système la yenn réew yu bari noonu la ñuy liggéey boo demee ci seen mbay yi Italie ak Espagne ak Maroc noonu la ñuy liggéey da ngay ñoŋaral mais am nañu coopérative bu jaaykatu pomme de terre yi commerçant yi am nañu ñoo xam dañ leen di jox ay quota ñoom ñoo koy jënd distribuer ko ci réew yi. mais doyen ku la dégg Sénégal amul politique agricole kon wala nan nga jàngate nit ñi doxee nii. c'est-à-dire dañ koy dox dans l'informel. du politique bu leer dara leeru ci. waaw c'est l'informel dañ ko war a formaliser kenn ku ne ñu wax la sa étape chaîne de valeur boobu ñu di ko jël ba ci transformation da ngay xool Sénégal tey jii liy ñor ci mango ñu di ko tuur muy nëb te ñu am ay unité de transformation yoo xam mën nañ ko def ça ne coûte même pas 10 millions. unité de transformation yi defar yëpp ça ne coûte rien du tout bi ci gën a seer eggul 40 millions mais loolu da ngay xelal nit ñi yee leen y a des ingénieurs yoo xam ñu ngi fii boo demee kii nu mu tudd ñuy def formation yi dans le domaine des transformations des fruits et légumes maanaam ITA mën naa mën ko genre yooyu ay nit a nga fa tey jii bu ñu wutoon ay unité de transformation comme zone des Niayes mango jàng fay yàqu ñu indi fay lu mat 6 unités de transformation pour mango ñii di def vinaigre bii di def jus bii di def sèche mais kon duñu tout ça. ministre bi ñu dénk agriculture spécialiste la ci wàllu mbay. mais gis nga gars yi ku ci dem sa bureau fàtte mbay. lu xew lan la. parce que mais loolu en réalité intérêt wu Sénégal la intérêt wu ministère bi la mais intérêt wu njiitu mi nga xam ni moo définir la politique agricole. waaw c'est-à-dire loolu mooy suñu problème ci Sénégal. mooy au lieu ñu teg fi nit koo xam ne am na amour bi wala am na technique bi dañ lay indi à raison politique. mais Pape Ablaye Seck borom loolu mooy liggéey may. mais boo ko calculer ba mu ko defee théorie ba léegi mosu koo def pratique kon daanaka jàng ko te théorie dafa sori ak pratique su fekkoon dafa ne sur le terrain di def pratique bu ñu ko joxee ministère bi dina ko yor kon fay yi waru mën a am
parce que bu dina dem ci nit ñi dina xam naka la mais tey jii am naa ay partenaires yoo xam tey jii papa yi wala kii ay papa yi mais da ngay xool tey jii exportation bi fi mu toll nii demeegul comme ni mango ji demee te fi mu toll nii Sénégal yëpp bay nañ papaay te dañoo war na woo lu mel ni ASEPEX mu ñëw contrôler zone yi nga xam ñooy bay papaay mu xool parce que canadiens yi dañoo bëgg papaay te soxla nañ ko ñu jël ay marché international ak sénégalais ay marché international ñu jël papaay bu ñoratee ñu fexe leen encadré ñu yóbbu ko mais amul papaay day nekk fi ba caag ñu di ko tuur te loolu jaaduwut ñun li ñuy tuur moo ëpp li ñuy yóbbu te loolu mooy sunu problème nous avons des braves gens yoo xam bëgg nañu liggéey nangu nañu liggéey mais dañoo amul benn politique boo xam ni moo leen di mën a aider pour que ñu mën a avancer. ci mais présentement le ministre de l'agriculture est en train de faire des tournées di xool jafe-jafe yi mais li nga wax nii dafa mel ni yomb na mais jafe-jafe la. jafe-jafe na ndax noonu mu defee tournée bi tey jii du ko mettre en valeur du ko mettre en action dañuy wër ni tournée politique rek dem toog. on tâtonne. waxuma laa tâtonne mais li ñuy wër di ko dox la ñu gëmuñu ko parce que soo ko wëree ba pare da nga ko war a teg carte sur la table ni kat lii wër naa ko gis naa ko fi bu dee lu ñu war a améliorer nga yokk bu fekkee lu ñu war a dindi nga dindi ko mais duñ ko def ñaata yoon la fi def ay tournée ñaata lañ fi dégg ay ministre dem ay tournée comme ministre du commerce ñëw fi wax ak nit ñi tey erreur yi yëpp parce que la ñuy wax duñ ko mettre en œuvre nit ki loo jël ba toxe da nga koy defar un programme defar ko un bilan diagnostic jox ko ña nga ko war a jox ni leen nag dox leen ko ba pare di leen suivre. kon amuñu politique agricole. non man de vraiment politique agricole des na lu bari ndax Sénégal boo xamee ni am nga suuf si baax na am nga ndox muy ci biir suuf muy ci taw bi nga am moyen financier yoo xam war na cee mën a yëngatu nga am moyen humain yoo xam mën nañoo am ndaw yoo xam ne 70% de la population ay ndaw lañu soo ne mënoo développer sa agriculture développé ma xam ne kon politique ba baaxul parce que ñun lépp yàlla may nañu. doy na waar ñu fàttali ni sunu ganu kër tey mooy doyen Adama Niane président plusieurs casquettes mais mënuñoo wax mbay te duñu tudd réforme foncière bi nga xam ni am na commission boo xam ni dañ fi tekkoon le ministre Moustapha Souran ñenn ñi yenn saa yi sa mbokk baykat yi nga xam ni ñoo yëngatu ci wàllu agriculture bio ak yu ni mel di am problème di wax ne wàllu suuf si daal réforme beeg yu ni mel amuñu suuf. nan nga jàngatee point boobu. c'est que gis nga réforme foncière bi am na tuuti sooxe bi mooy li ma la wax booy def réforme foncière da ngay dem ci base bi. mu mel ni dañoo bëgg a foqati suuf si ci loxo baykat parce que base bi tey suñu demoon ci chef de village ni ko ñaata borom kër nga am ñi fi nekk ci borom kër ñaata tool la ñu am nga xam tool yi nu mu toll boo fay investir pour bëgg faa diminuer day yomb. ndax bu boobaa chef de village bi ngay mettre en action ak commission bi nga xam ne ñoo yore loolu ak le sous-préfet ñu dox loolu mais léegi dañuy jël sous-préfet teg ko indi un maire wala un politicien teg ko foofu mu bàyyi fa lépp li waroon nekk yoon nekk ak politicien di leen ko defal su ko defee nga bàyyi nag ñi nga xam ne tey jii ñoo détenteur suuf si léegi nag yow parce que politique boo xoolee Sénégal li ñu xaw a gaañ mooy ñi am jot ñoo dem defi politique mais liggéeykat yi pire gor yi pire amuñ joti def politique su ko defee borom làmmeñ bi nag mooy dem di wax ba ñu fal ko tey jii nag mu tey nag léegi mu bëgg a enrichir aussi da ngay xool tey jii am ban politicien lañ fal boo xam ne yoroo te da nga ñuy coow te yow mosoo koo am ku mut mën a suukar kaasu ataay xëy di joxe ay 100 000 200 000 francs par jour mais kon ka ñala fal fu ñu jëm parce que fàtte nga leen boo demoon Europe député boo ko gisee da nga ko yërëm boo demoon Cameroun ji donc boo fa demee ministre bi bu dimanche day dem ci tool paysan bi yendu fa wala ci géttu éleveur ba yendu fa mënta am bati kii këru 30 millions. ah mais foofu de président ba moom macha allah. waaw moom fi mu toll nii ay président à vie. waaw parce que xëy na defal na leen lu ko jar fi mu toll dama la wax ni la ñii di coow ñu yëpp naan dañuy wut ay mandat yooyu yëpp am na loo xam ne boo ko defee gëm yàlla kenn mënu laa teefal. maanaam bu ñu liggéeyoon rek du jar coow. jaru coow Idriss Seck mii tey ñu coow ni coow ci li mu def Thiès dong la te li mu def Thiès dafa doy waar moo tax fi ñu toll pour nga jëlee fi ñu ko bëgg da nga fiy def lu raw li mu fi def mbaa li mu fi def nga àggale ko c'est très simple li ñu gëm la mais boo taxee fii bëgg fee bàyyi defoo fi leneen lu mu fi defal nga bëgg ko fay jëlee nit ñi duñ la mos a déglu. mais Idriss Seck mi ngi dellu ginnaaw yaa ko fi tudd yeggaguñ ci wàllu woowu mais élection législative yi ñu génn perte na département. déggoo xam nga parce que nit ñi dañuy commencé yeewu yàlla dogal na bi muy yore chantier yi di ko yoon Abdoulaye Wade mooy président de la République Abdoulaye Wade moo may Idriss Seck chance
dafa jotee ak Idriss Seck te jotewul ak waa Thiès mu toroxal Idriss Seck toroxale waa Thiès ba mu jotee ak Idriss Seck na yemoon ci Idriss Seck rek jël ay chantier jox ko kenn mu àggale ko kon du mos a ñàkk Thiès mais dafa mere Idriss Seck fàtte ni Idriss Seck la jotewul ak waa Thiès léegi nag jël mer ma xëpp ko Thiès ak Idriss Seck te waa Thiès defuñu ko dara waa Thiès nag révolté wu lii dong la. alors loolu dinañ ci dellu si waaye man casquette yi nga yenu nii moom dama bëgg ñu junj ci benn bu ci nekk wax nañu tuuti ci wàllu vendeur ak distributeur pesticide xëy na xóotaluñ ko loolu itam war nañ cee xóotal waaye commission de la législation phytosanitaire de l'Afrique maanaam. commission boobu biñ koy créer dañu créer ni bon au niveau de l'Afrique dafa am ay produits yoo xam c'est prohibé dañ ko interdit au niveau international. te produit yooyu bu fekkee ne amuñu commission bu ci veille à cela mun na am ba produit comme le furadan bi ñu wax wala le djedit day propagé en Afrique dans le monde léegi nag ñu créé commission boobu am na Union européenne am na les pays asiatiques am na fépp Afrique nag xawoon ko yéex a def mais def nañ ko depuis presque 2010 donc bi ñu créé commission boobu nag ci la ñu xool na ni nag dañuy jël organe yëpp seet ñi nga xam ne ñooy ne ci acteurs yi muy baykat bi muy sàmmkat bi muy nekk législation muy ñiy jaay wala ñi yore usines yi wala ñu nekk agro business yu mag yi ñoo ñëpp ñu boole leen doo leen ci biir su ko defee commission boobu aussi mooy xayma wala importation exportation des fruits et légumes au niveau du Sénégal ñooy mën a calculer consommation locale yi ak consommation ak exportation yi naka la ñun taux de consommation en arachide wala en pomme de terre wala en oignon yi fu ñu ci toll population bi kañ la ñu mën a am autonomie ci pomme de terre population bi kañ la ñu mën a am autonomie. mais yéen vous êtes une structure importante. voilà parce que ñun ñoo diagnostiqué loolu ba mun laa wax exportation soit yi dem à l'étranger comme les fruits wax la exportation yi dem en légumes yooyu yëpp foofu lañ koy xayma buñ ko xayma waxtaane ko nag soo ko envoyé ministère yi nga xam ne ñoom ñoo ko itteewoo. au niveau de l'Afrique. waaw au niveau de l'Afrique au niveau du Sénégal ak au niveau de l'Afrique mais en tout cas daal li ci wér mooy bu dee ci wàllu pesticides yi dafa am pesticide kii ay checkpoint yoo xam ne dañ ko def au Sénégal muy 15 postes yoo xam ni foofu presque produit boo xam ne dañ ko interdire bu fa jaaree dañ koy téye su fekkee ne produit boo xam valable na aussi suñ ko envoyé muy bu bees ñun ñi ñëpp dinañ jot information ni produit sangam ñëw na accordé nañ ko pour ñu jaay ko buñ ko accordé ñun ñëpp dañuy yëg ni kenn accordé ko dañ koy rejeté duñ ko jënd duñ ko jaay. mais loolu est-ce que am ngeen jumtuwaay ak taxawaay bu mat ba ngeen mën a xam loolu mën na dox seen mission. c'est-à-dire jumtukaay bi moom néew na doole waaye nag volonté bi moom dafa am doole ndax fii ma lay wax nii am na produit yoo xam ne daan jóge ay Guinée Bissau ay Gambie dugg ci biir boo demee dans les lots ma di ko gis amatul wala ku koy defit mun naan bu doon 100 fi mu toll matatul 5. man nag dama bokkoon ci ñu gëm ni contrôle yooyu dëgg-dëgg Afrique mënuñu ko parce que tubaab bi xarañ na xarañ boo xam lu mu bëgg a dugal ko te jumtuwaay yi amul mës naa ko wax ñi yëngatu ci wàllu pharmacie pour nit ñi ne leen mais bitim réew yenn saa yi ñu tere fa loo xam ni gars yi duñ ko mën a dugal mais Afrique est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour mën a bloquer yenn yi parce que liy lor Afrique bëri na trop. c'est-à-dire foofu boo gisee tuuti Afrique am ci sens mooy dafa bëri fruits et légumes yoo xam ne day dem en Europe ba tax na yenn caay-caay ñoom duñ ko xalaat dugal fii ndax mën na dir si waat ci ñoom moo tax fi mu toll nii même boo demee ci mango ji tey jii boo demee fa ñu koy traité fañ koy xoolee ak yenn kii yi ñu ciy jël dispositions yi ci jël nga xam ne ñoom xam nañ ni pesticides yi moom fi mu toll nii bu dee mango ji buñ koy denc sax ci hangar yi duñ ko denc ak pesticide aération en fumigation lañ koy def mooy dañuy wut benn genre gaz boo xam dañ koy télé mooy gunóor bu fa nar a dugg moo lay éliminer mais du am contact ak garab bi waaw yooyu yëpp dañ ci am même fi toll mangue bi am nañ benn produit boo xam ne fi mu toll nii dootoo ko pomper ci mango gi mais da nga koy teg à distance def ko ay pièges léegi gunóor yi ñooy jóge foofu dem ci piège bi dee yow bu la neexee nga witti mango ji sur le même jour te du am benn décharge kii phytosanitaire. kon daal ay pexe am na. am nay pexe quoi am nañuy pexe fi mu toll bu baax a baax yoo xam ne mën nañ ko def lenn rek moom daal mooy ci problème mooy paysans yi nañuy déglu ay conseils te nañu bàyyi bis bu nañuy engrais tool bu toolu kaan yi dina def 9 mois normalement wërta weesu 4 engrais mais nga bëgg weer wu ne nga engrais 2 fois yaa ngi rey sa bopp yaa ngi yàq sa xaalis te amul la benn njëriñ ndax renforcer engrais intoxication lay indi soit garab go intoxiqué dee mbaa yow nga intoxiqué nii kon donc nañuy respecté norme engrais nañuy respecté norme traitement phytosanitaire tey jël nag les normes yi nga xam ñoo idoine ndax am na heure yoo xam kenn du ci traité mais doyen est-ce que yéen war ngeen a toog noppi parce que li ngay wax nii doyen mais pour man dafa war a di am régulièrement est-ce que yéen nan ngeen di liggéey pour informer population yi. c'est que bon
yàlla dogal na ndem si yàlla si Jean Pierre Tine defoon na ci benn émission ça a fait un boom ba ñu bari ci la ñu jógee xam ni produit phyto du am contact ak nit dans comme noonu ñu ko waxee naan dina rey teeñ ak dina rey ay yoo da nga koy def ci taal beeg yooyu gis nga produit phyto heure boo ko génnee ci emballage bi rek mu ngi doon beneen forme day indi beneen forme démb rek am na ko ñëw fii ne ma dama bëgg nga jaay ma poudre gerte man ko loo doy poudre gerte man ko jaay ay yeteel man ko mun a be kii ay mat man ko kenn du ko def fii nii gis nga poudre boobu décharge bi mu yor mooy heure boo ko génnee ci mbuus bi mu nekk da nga ko war a dugal ci kaal bi machine bi moo ko war a tourner ji gerte gi mais yow sa bopp boo ko defee ci saako bi yéen a ko yóbbu tool bu la yàlla dimbali bala ngaa egg tool daanu parce que bu amee tuuti ñaq wala tàngaay bu jett sa bopp rek da lay indil problème da lay indil problème cardiaque wala indil ay problème lésion dégg nga léegi nag nga jël poudre boobu suy ko ci néeg booy fanaan wala nga jël produit boo xam dañ ko waroon a def ci tool bi nga def ko sa néeg fanaan ci di ko noyyi. waaw yéen da ngeen war def ay émission de. en tout cas sensibiliser nit ñi war ngeen di ko parce que lii nit ñi war nañ ko xam te duñ koy xam. xamuñu ko nag vraiment moo ci est-ce que am ngeen jumtuwaay ay plan de communication bu leen di permettre ngeen di informer nit ñi parce que structure la boo xam ne c'est en Afrique vous devez avoir les moyens mais également au niveau Sénégal et au niveau des différentes régions parce que da ngeen a war a informer nit ñi ci yenn yi. c'est que léeg-léeg AKD di def ay tournées Abdoulaye Joxaane ñëw na fii defal interview ak man mais nag interview ba léegi teguñu yooyu aussi xaw ma politique ministère yi ñoo soxlawul yenn information wala nu mu demee mais lii xew wala lii am boo demee ci acteur bi dina la wax lu mel ni midi yàlla dogal na man lii ma leen di wax nii suma domaine la mais dama dugg ci biir nit ñi ndax yore woon naa fi commission Union européenne. effectivement yor naa 5 ans. donc xam naa acteurs yi Sénégal région de Thiès xam naa acteurs yu bari ndax couche yëpp waxtaan naa ak ñoom. couche yëpp formé naa ci plus de leadership yi formé nañ ci plus de 1300 quelques personnes yoo xam ñëpp ay leadership lañ te kenn ku ne am nga au moins une fédération wala groupement boo xam ëpp na 100 personnes. kon donc est-ce que ñu ngi wàcce information yi. bon léegi nag ñoom si bi ñuy nekk ci Union européenne ma daan balance yooyu doon naa ko dugal ci biir ñu ko wàccee mais mandat bi sa 5 ans bi ma jeexalee nag bi ñu ko jëlaatee ba léegi nag vraiment doxatul voilà. kan moo benn femme monde kii syndicaliste yi ñoo ko jël daal. mais ñoom bi ñu ko yore ba léegi daal vraiment dafa tombeek moyens yi la Union européenne doon jox xaw a tardé ak yooyu yëpp ba mënatu la dem daal. cela veut dire que la structure bi nga xam ne Afrique la bokk. Afrique mënuñu def seeni moyens pour mu dox sàmm askan wi. c'est-à-dire foofu moom au niveau international wala au niveau de l'Afrique damay yaakaar ne foofu des na politique boo xam ne état yi ñoo ci war a waxtaan. ndax suñ ci waxtaanee dinañ def ay forum ay kii yor naa ci ay documents yu bari yoo xam ne def nañ ci ay waxtaan. en 2008 9. bi ñu defee programme blé au niveau de l'Afrique mais Mali gii bu du woon guerre bi tey jii nekkoon na deuxième exportateur de blé au niveau de l'Afrique Burkina Faso papaye bi demoon na ba nekk premier exportateur de papaye au niveau de l'Afrique parce que loolu la mooy commission yooyu ñoo ci doon waxtaan di leen encadrer di leen jox ay idées ak di leen jox les vrais graines les vrais produits pour que ñoom ñu mën ci liggéey mais bi fii Sénégal nag dafa xawoon am anarchie bu amoon dans le volet des semences amoon anarchie dans le volet des pesticides même dans les engrais ni ñu koy commandé ñi ñu koy jox mënuñu ko commandé parce que da ngay nit commandé nit dañ leen di commandé engrais état bi bu commandé délai ba mu la waxoon du jot ndax politique bi da nga ko jox ko maîtriser circuit bi nga war ko livrer au mois de juin nga xaar ba août nga indi engrais am ñoo xam engrais yi ñu ngi koy soog a jot tey mbay mi pare na mbay mu ñor ba ñu indi engrais loo koy doy doo ko denc ba déwén te amoo looy denc doo jël sa xaalis di ko def ils sont obligés di ko basaale dans les marchés te ñi ngi koy jaay amuñu technique parce que engrais yi bu ci ne dañ ko spécifié 6 bien 10 moom mooy pour gerte ak lépp luy meññ ci suuf triple 15 mooy lépp luy am gub muy mboq muy dugub suuna wala muy dugub bësi yooyu triple yi ñoo koy jël triple 15 moo koy jël wala 15 15 15 dégg nga 10 10 20 moom c'est un produit polyvalent mais li ci ëpp ci maraîchage lay dem loolu il faut que béykat xam ko 9 23 3 c'est pour le riz 19 30 19 27 bi aussi c'est pour le riz mais am na ci boo xam ci rizières yi nga xam day tooy lay doon am na boo xam ci fii wow ci ceeb bi fi muy ñor dafa wow ci lañ koy def te am na ceeb boo xam fi mu toll dañ koy ñoral fépp mooy la kii bi génn temps yi j'ai oublié son nom boobu day ñor ci àll bi comme ni ngay fi ngay bay dugub fi lay ñoree
foofu lay ñoree. fi mu toll nii mënuma laa dimbali ci yenn gi parce que wàllu mbay mi moom yàlla daf ma nattoo gëstuwuma ci ba sori ci waaye daal yi ngay wax nii am na solo. yow ceeb boobu sax le mot est venu c'est le nerica. Le nerica am na 1 ba 5 le nerica 2 mois lay def ñor fi ngay bayee dugub bi fi nga koy bayee man am na ñoo xam joxoon naa leen ci ay échantillon ñu dem bay ko mais réussir nañ ko mais ren dañ koo teel a anticiper man leen bu ngeen ma laajoon du ngeen ko anticiper dama leen di wax ngeen park ko roose ko xam nga loolu ba tey xamuñu ko ni mën nga parka ceeb boobu soo ko parka ba mu màgg bu nawet bi ñëwee rek nga jëmbat dem mais il ne savent pas ça même dugub bii ba si bii tey bu la neexee nga park ko jëmbat. autosuffisance yi ñuy wax nii autosuffisance en riz ak yooyu mën na fi am. bu yomb la sax jafewut na fekk réew mi am nawet bi mais am aussi ay forage yoo xam nit ñi mën nañ ci def loolu waaye dama la bëgg a xamal ne Sénégal autosuffisance alimentaire dafay yomb lool mais nag wax yoru ko. y a un préalable. waaw y a un préalable il faut que moom ñu xam ni il faut que ñu am ay éléments yoo xam ils sont motivés ba pare nag ils sont bien encadrés en même temps ñoom ñu am volonté de faire te yaakaar naa ne volonté de faire am na fi ndax li ñu soxla woon mu jafe mooy ndax am nañu capacité physique bu ko mën a def te xale yi ñu am ba ñu liggéey vraiment dañoo gisul lu ñu liggéey mais ba ñu liggéey. li ñu dese ci waxtu bëriwul te am na pàcc bu ndaw boo xam ne Thiès la bëgg naa ñu àddu ci même bu dee 2 minutes waaye am na question boo xam ne mënu mën a koo ñàkk a laaj yaa ngi koy wax léegi ne nekkoon nga ci à la tête de la commission Union européenne alors OGM nit ñi ñu ngi ci am xel ñaar baaxul dañu koy dugal ci loolu looñ ci mën a leeralal. xam nga OGM ak germe la soo ko déggee mooy dañu jël suñu jiwu ñun yóbbu ko bitim réew def ci benn matière boo xam ne day tax ñun dañuy dépendant ñun ñoo ko war a jëkk a bañ parce que bu ñu jëlee suñu jiw yóbbu ko à l'étranger def ci kii génétique boobu automatiquement bu ñëwaatee Sénégal boo ko jaatee du ñëw. day disparaître donc kon ñun dañu war a fexe di am des produits germes au niveau de l'Europe Union européenne ñu ngi koy bañ léegi ba d'accord nañ ñoom dañuy liggéey léegi bu même bu ñu ko def defit dañ koy def ay germes mais duñ ko def OGM léegi États-Unis d'Amérique moo lànk lool moo tax maïs bii jóge États-Unis d'Amérique ñun Sénégalais bu ñu yaakaar ne buy sax la dañuy nax suñu bopp yëpp OGM la wala mu nekk fourragé mais duñ ñu indil benn mboq boo xam day sax. mais ci wàllu mbay doyen war nañoo mën a aju ci suñu bopp yaakaar ci suñu bopp yoral suñu bopp suñu biir. moo jaadu parce que dama lay wax benn problème da ngay xool tey ji am nañ jaxute boo xam dañ koy wax kër mbir am na jaxute boo xam dañ koy wax soxna si mais pourtant fii lañ ko jëlee yóbbu ko def ko OGM léegi ñun on est obligé d'acheter ces semences là amatuñ ko. Kanja Clemson bii ñuy wax nii ñun ñoo ko daan am fii di ko jël suñu bopp di ko ji boo demee Morla ñu jaay la ko wala nga dem ci yeneen village ñu jaay la ko tey ji on est dépendant dañuy jënd kanja ñu ji waaw parce que lan la bàyyi nañ suñuy semence jël lu yombali tubaab yi dem jël suñuy semence dem def ko OGM indi ñu di ko utiliser boo jiyee mu sax léegi 45 jours rafet nga di nangam fekk na la ko def loo 45 jours xamul loolu lam lay xañ ëllëg on est dépendant actuellement ci semence yëpp te bu ñu amul sax gerte dañ ciy dépendant mais c'est très dangereux parce que loolu techniquement mooy intellectuel yi waroon a xam loolu leeral ko baykat yi ñoo ko waxul man toujours damay wax nit ñi même fi mu toll profité leen ci semence bu ngeen am du ma leen wax à 100% mën ngeen ko réussir mais bàyyi leen ci au moins benn portion bàyyi ko ba mu ñor ba wadd parce que semence boo mën a lekk chair bi rek germe kii ba graine ba ñorul da nga koy bàyyi mu ñor ba wadd nga extraire ci ay semence nga essayé ko denc ko bu baaxee nga utiliser ko peut-être mën nañoo dem ba génétiquement matière bi ñu ci defoon dañ ñu amat une semence mais avec ça là dinañ dem ba on sera dépendant de tous les semences. kon pexe am na. pexe am na mooy dese nañ fa ay poches yoo xam ne comme kanja bi nga xam ñuy wax kanja ndutt bi wala ñebe yi on a eu la chance que ONG bi nekk Louga mais surtout loolu ñoom ñëpp dañuy dépendre ci semence mais ñooñu vraiment ils sont braves ñu ngi téye semence di ko yokk di ko multiplier fi ñu toll ba am nañ ci ay variantes yu bari yoo xam ne ñoom ñoo ko créé mais waruñu jël suñuy semence bàyyi ko tubaab bi jël ko yóbbu bitim réew de soparñi ko. dañuy amaat beneen émission doyen parce que fi nga teg sa loxo am na solo waaye waxtu wi jeex na presque Thiès la ñu nekk Thiès ni muy doxee dëkk bi ñeenti maire fi nekk yéen en tant que Thiessois nan ngeen jàngatee loolu. en tout cas xam nga maire yi li ñu ci métti mooy Sénégal bu ñuy fal maire population bi du fal maire des koy nommé te maire kenn waru koo nommé quartier yi ñoo ko war a fal nañ koy fale ne day des
ndax dañuy fal benn coalition ba tànn kenn te tànn kooku nga ñuy tànn mën naa am du leen neex mooy tax ñu am ay problème muy Sénégal muy Thiès ak fépp ci yam Thiès nag wax dëgg yàlla bu fekkoon ne tey jii dañoo bokk benn gis-gis ñoom ñàkkul xëy na dina am lu dox mais bu fekkee ne tey jii Talla Sylla mooy maire de la ville am ñu koy xeex maire yi zone nord am autonomie toog fële maire yi est am autonomie toog fële maire ouest am autonomie toog fële day am léthargie kenn ku ci nekk dañu waroon a boole seen doole yëpp def ko parce que comme maire de la ville am na yoo xam moo ko yor te moom la état gën a teg loxo ñoom ñëpp dañoo waroon a bàyyi esprit politique bi fële te def esprit social xam ne ay Thiessois lañu bàyyi seen divergence politique gérer dëkk mu baax parce que tey jii salte yi am fii buñ ci boolewu Talla Sylla du set éclairage bi am fii buñ ci boolewu Talla Sylla du teen yàllaa ko fi teg ñoom ñi fi teg yàlla leen fi teg mais nañu xam ni askan wi ci boppam ñoo leen yaakaar jox leen ko waaye nag gis naa ci maire yoo xam ne wax dëgg yàlla seen liggéey moom tegul benn. maanaam daal liggéey lu ñu askan wi. liggéey lu ñu askan seen bopp lañ. comme yan maire. waaw xam naa su ma tuddee sax naa leen nor ndax ragaluma leen a tudd nag waaye day baax dëgg bu ëppee yàq. junj doy na waaw junj doy na borom xel mais daal xam naa ne am na ci maire yoo xam moom vraiment moom defuñu daal. doyen Adama Niane amul benn ambition wala benn objectif def politique concrètement sur le terrain féeti ci benn parti politique liggéey pour xam-xamam bi mu mën koo jëriñoo sa population yi. c'est-à-dire politique duma ni duma politique mais man politique d'action laay def duma dem meeting duma topp ci ginnaaw kenn mais bis bu nit waxee lu ma dégg képp ku ma xam dinaa la boole na demal ci moom te bari na ñu ma ko defal nag. su ma demee ba mu ma ni kii dégg naa wax lu tegu ci yoon ndax man du ma fal kenn te xawma la du ma fal kenn te waxuma lu ma mën a dégg wax kese du ma ci fal nit wax kese du ma ci ànd ak nit waaye bu ma demee ba dégg koo xam ne tey ci phase politique bi dégg naa ne teg na tànkam ci loo xam ne gis naa ne kii ku ragal yàlla la kii gis naa ne li mu wax am na ci volonté nag ndax dangay am sa volonté bàyyi sa bopp ak yàlla am nañu yaakaar ni kii am na ngëm-ngëm boo xam ne yàqee na mooy lii muy wax wér na ci moom man dinaa ci ko jàppale mu xam ak mu ñàkk maa xamal naka ci yem itteelu ma ndax sama teraanga yaakaaruma ko ci ku dul yàlla kon donc man bu may jàppale nit oo ma ci intérêt wutuma ci intérêt lu dul askan wi jariñoo ko man ma gis ci sama bopp ndax tey jii kat loo bëgg-bëgg mu dox te yow boo xëyee say fere ne ca kër ga nga di leen dundal waaye xam nga ni doxul waaye soo sañoon say fere yëpp bu ñuy liggéeyee kala doon ñaan ay 100 francs 200 francs su la ko wàccee am nga jàmm kon donc yow miy liggéey kenn nit di liggéey fukki di dundee kooku dañ cee war a jóg te li koy indi mooy yu mel ni genre politiciens yi addina bi dafa waroon ñu xool ko jàngee ko ci réew yi nga xam moom lañ ay pays développés États-Unis ñaari parti wala ñetti parti fa am France boo demee ñaari parti ñetti parti fa am mais fii maire formé parti fi am ku ne boo formé parti njaakum rek ngay def. ñu ngi lay sant di la gërëm doyen Adama Niane loolu mooy kàddu yi nga xam ni ci la ñuy ndarkeppe émission bii di Agora mu doon nag tey émission bu spécial bu am solo boo xam ni lu bëri juddoo na fi en tout cas man jàngee naa fi lu bëri comme ni ma koy waxee rek di jéggalu bu fekkee wax nañ fi lu waxul ndax taxuñoo jóg def lu baax donc ak wax ko ak fexe ba askan wi xam moo ñu tax a jóg kon ñu jox la lan ngay tàggoo doyen. xanaa li nga mujjee rek lay mujjee mooy wax dafa jafe te mën ngaa wax am koo offensé ci sa xalaat te fekk na sa jubloo ci wax ko parce que man yàlla dogal na man xawma fu ma wut noonu du ma wutal sama bopp noonu du ma créer sama bopp noonu lu ma fi wax nag loo xam ne am na ku mu touché na nga xam ni dama doon wax rek pour rafet waaye jublu ma ci pour wax la lu la ci naqari su la ci naqareet maa ngi lay ñaan nga jéggal ma tey ñaan ñu yàgg ko daje di ko fekkee rajo bi aussi yàlla def ci sutur def ci yokkute ba li ngeen ci séenu ngeen am ci lu kaw seen njortu ngeen ànd ko yàlla def jàmm ci rajo ba def ko ci rajo yi ci Sénégal yëpp nit yàlla may leen ñuy nekk nit ñoo xam ne askan wi rek moo leen ñor lu ci waay di def it yàlla kese tax ngay def asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf yàlla na ko yàlla nangu yooyu la ñaan te teg ñu ci siraatal mustaqim jërë ngeen jëf mbokk auditeurs yi yéen itam ni ñu ko waxee rek jox leen dox daje ba beneen dimanche ak beneen invité incha allah.